jangeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi marax yi la ca gën a fës ñaar fukki doomu aadama ak ñetti tak nañu leen loxo juróom-benn am ay gaañu-gaañu ca Ziguinchor la xewee ak syndicaliste yooyee fas yéene woon amal tey ji ab doxub ñaxtu préfet diwaan ba lankan leen ko muy nag jàngalekat yooyu dinañ ci ànd ak Boubacar Diassi ab grève nag dana am boo moyul ci liggéeykat yi nga xamante ne nag ñoom ñoo féetee ci pétrole beeg gaz bi ñoom liggéeykat yooyu ne nag boo moyul daanu banque seen yoxoo ci liggéey bi ndax jafe-jafe yi ñuy jànkonteel altine nag la ñu fas yéene yëglu ñoom liggéeykat yooyu nee na nag jafe-jafe yi bokk na ci ay xaatim yu ñu ne dafa lajji député non inscrit yi ñoom it ñu ngay yëglu ndax parrainage bi nga xamante ne nii ñoom mësuñu cee ànd ñu ne nag loole du kenn rek ku dul Macky Sall Aïda Mbodj ak ñi mu àndal doon taskatu xabaar yi ñoom nag ñi ngi sàkku ci kilifa diine yi ñu daal di wax nag ngir Macky Sall dellu gannaaw ca parrainage boobee càccuk courant gi nag Senelec ma nga ca yuuxu ndax nee na la mu cay ñàkk jege na ñaar fukki milliards ak juróom ki ko xamle nag di directeur général bu Senelec mi ngi sàkku nag ci askan wi bu ñu gisatee kenn kuy def naka sudul noonu maanaam di sàcc courant nanu ko kalaame mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñaar fukki doomu aadama ak ñett lañu teg loxo juróom-benn am ay gaañu-gaañu ca Ziguinchor la xewee ak syndicaliste yooyu fare ci njàng mi fas yéene rek amaloon tey ji ab doxub ñaxtu mujj ba nag préfet diwaan ba lankal leen ko waaye nag jàppale ni ñooñee ña nga bootu ci waa G6 mu nekkoon nag lu tàng jër tey ca Ziguinchor Boubacar Diassi. ci diggu quartier Escale bu Ziguinchor ay jaamarloo yu tar diggante takk der yi ak jàngalekat yi ay ndongo daara jàppale leen. benn waxtu ci gannaaw te lycée Djignabo bu Ziguinchor li ni mel moo ca xew waaye bii pa préfet Ziguinchor tombé na ci. jàngalekat yi dox seen doxum ñaxtu waaye duñu jox mukk seen mémorandum ki fa toogal nguur gi ndax seen doxum ñaxtu dafa daal di yàqu. En démocratie c'est inacceptable gouvernement bi dafa ñu bëgg a pousser à la faute doxu ñaxtu dañ ko bind ci constitution Sénégal képp ku bëgg a dox da ngay yëgal autorité bi mu jël disposition yi marché nañ jigéen Dakar coow amul Dakar mooy capitale bi Dakar abrite le palais l'Assemblée nationale le conseil économique et les institutions on nous a autorisé. bi jaaxle na amatul solution tiit na ragal na moo tax léegi mu jël bëgg am confrontation ak syndicat jàngalekat yi di xeex jàngalekat yi di xeex syndicat yi ndaxte amul solution. jàngalekat te année blanche bu naree am du leen wàññi dara. année blanche lu fi am nguur gi mooy responsable parce que nguur gi moom moo jëloon ay engagement respecté wu ko gor ne olof Ndiaye nee na gor ca wax ji nguur gi toog nañu at. gréewuñu nguur gi deful dara kon lépp lu am nguur gi mooy responsable léegi nag na Sénégal yëpp jóg taxaw wax président Macky Sall wax président Macky Sall wax encore président Macky Sall lu président Alpha Condé def ba régler école bi lu président Alassane Ouattara def ba régler école bi seen crise moo gënoon garaaw mën na ko def loolu la ñu xaar ci moom wax nañ ko ko. syndicaliste yi ne police jàpp na ñaari fukki nit ak ñett mu bokk ci am soxna ak ndongo daara waaye police daal dina leen bàyyi après. nee nañu it juróom benn nit ñoo ci jëlee ay gaañu-gaañu yu ndaw ndawaan waaye it faj nañu leen.
syndicat bi ëmb liggéeykat yu pétrole ak gaz fii ci Sénégal nag ñoom ñu nga yëg lu ne boo moyul daañu bank seen yoxoo ci liggéey bi altine ji nag lañu fas yéene kon yëglu ca boobee grève ndax nee nañ kër gi nag di SAR mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar bokk na nag ci ay xaatim yoo xamante ne ni waroon nañu ko amal nag mu mujjee lajji Cheikh Diop ak ñamu àndal ne nguurug Sénégal sax daa tekkaaral ci mbir moom rawatina ak jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ko énergie dañ ci ànd ak Fatimata Ba. dara doxatul ci seen biir secteur la ñu wax ñii di yëngu ci wàllu pétrole ak gaz fii ci Sénégal ne ay jafe-jafe képp la ñuy dund di ko dalee convention collective bi soxal pétrole ba situation bi nga xamante ne ci la société africaine de raffinage nekk jamono ji Cheikh Diop di ci indi ay leeral. muy xew ca SAR dalul suñ xel te duñ toog nag faste suñ loxo ba suñ kër tëj duñ ko nangu ñaareel ba ñu nekk ci ay négociation convention pétrole. niñ ko bokkaloon muy secteur bi yëpp employeur yëpp am ñu ci beddeeku muy employeuru transport hydrocarbure na ñoom bokkatuñ ci négociation yi ñu waxtaan ak ñoom ñu ne dañuy def convention annexe ñu d'accord ak ñoom ci lépp ñu toog ba mu yàgg ñu bëgg ci génn loolu nag moo jur tey jii ñu war a déposer préavis de grève. ab préavis de grève dinañ ko déposer altine bi Abdourahmane Sissoko ak ñi mu àndal ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu énergie faalewu leen ndax bi ñu ko tabbee ba léegi mësu leen woo. dañuy def grève boo xam ne pour koom-koom bi yëg ko ba nga xam ne bu ñu toogatee di waxtaan beneen yoon li dool dootul amati dinañ toog ay ati at grève dootuñu secteur pétrole moom dana am jàmm ba faw. ministre bi ak ba ko jiitu woon bañ fi toogee ba tey mësuñu toog ak syndicat bi wax ak moom ci lenn réunion nañu waxtaan nañu suñu biir. altine dinañu déposer préavis de grève pour waxtaan boobu continuer. syndicat bi li mu bëgg moo di ñu wéyal négociation yi. dañu bëgg nguur gi taxaw temm ci suqali SAR dañu bëgg nguur gi taxaw temm ci continuer dialogue social bi amoon di ñu informer di dajeek acteurs yi di dajeek partenaires sociaux yi ñu leen di wax suñuy ité ñoom ñu ñuy wax seeni plan pour ñu mën a méngoo d'accord ci accompagner ko. bu weesoo négociation yi jot na itam ñu réguler secteur professionnel yi nag ne xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko dinañ ci dem ba jeex. jaajëfal ko Fatimata Ba kuréel gi ëmb tailleur yi ci Sénégal ñoom nag mere nañu lool jëwriñ ji nga xamante ñu dénk formation professionnelle nee nañ sax bëgguñu ko gis ci ñeent fukk ak juróomi département yi ci Sénégal nee ñu nag jëwriñ ji daal daf leen a seetaan ci seen i jafe-jafe Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. ku nekk la nu mën a gis ba mu des ki nga xam ne moom moo jiite ministère de la formation professionnelle artisanat ak njàng ci xarala tailleur yi sax ñoom dañu ko tere mu demati ci département yi nekk ci Sénégal. bëggatuñ koo gis ci benn département je vais dire là et fort que nous allons déshabiller le ministre de la formation professionnelle et de l'apprentissage parce que lui day sol li ñuy sol il porte ce que nous cousons comme il ne nous respecte pas nous allons le déshabiller. mooy dinañ futti dinañ summi dinañ sànni yére yi nga xamante ni moom lañ solal ministre de la formation professionnelle parce que gëmul tailleur yi bu gëmoon tailleur yi gëmu wude yi gëm ñi nga xamante ni ñooy artisan yi du ànd ak président wala mu seetaan président ñu koy dugal ci loo xamante ni xamu ko président bu amee yéene ci artisan yi bay def ay fonds bay génn ay formation mais waruñu indi contradiction wu loolu moom la xel mënul nangu mënoo génne ne da ngay génn ay fonds te fonds yi ñun jotuñu ci c'est ça le malheur tur bi moo fi nekk ak slogan bi ñun ñi ci suuf gisuñu dara fii amul benn tailleur bu nekk Diourbel bu leen mën a wax ne am naa ci fonds yi amul. ñoom ñii di tailleur yi sax danoo foog ne lépp luy métti rek ci seen secteur bi Mamadou Talla rek moom moo ko def moom mi xelal njiitu réew mi mu ubbil buntu Sénégal chinois yi ca Diamniadio. que ñun dañu am suñu ministre tutelle muy ministre de l'artisanat liñ ko bind ci demande audience kenn xamul nu mu toll mais faale wuñ waaw balaa ñuy jàll ba ñuy dem ci beneen ministre bi nga xam ne fa lañ bokk moo ñu war a ñëkk recevoir ñu door a jàll feneen comme moo nangu ñëw recevoir nag duñ jëm ci keneen parce que ñun foofu lañ bokk. bu nguur gi deltuwul gannaaw ci li nga xam ne moom mooy dogal bi mu jël mu di ubbil buntam chinois yi ñoom nee nañ dinañ gën a méttil xeex bi ndaxte nag bañu ci ba doxum ñaxtu ay grève wala sax ay toogaanu naqar.
càccuk courant bi Senelec nag fëgg na gémminam yuuxu ndax la mu ci ñàkk ci koppar nee na jege na 20 milliards ak juróom njiit la moo ko wax muy Mouhamadou Mactar Cissé mi ngi sàkku nag ci askan wi bu ñu gisee def ko tu ñaawteef yooyu nañu leen kalaame ca yoon bu weesoo lool nag daal nay dalal xelu askan wi ci koor gi di ñëw nee na nag dog-dogu courant daal daañu fexe ba du am ñu teewlu Mouhamadou Mactar Cissé DG bu Senelec ci micro Mame Biram Diouf. ñu ngi xeex am na ñu nekk ci terrain bi am nañu brigade ay gendarme yu retraité ak yooyu nu jël nu nekk ci dinu ci jàppale ndax il faut mu am ay nit ñu xam yoon xam terrain bi te am fit aussi parce que ñi fraude ñu aussi duñu am fit donc mi ngi am ay résultats tey rek maa ngi wax ni am na société bu ñu jàpp ci juróomi téeméeri million xam nga juróomi téeméeri million mooy genn wàllu milliard mais kooku mi ngi rey askan bi ñu ngi koy doog a jàpp tey mais kañ la ko commencé def ñaata yoon la ko def ak ñeneen ñu koy def ñi te jàppagul leen moo tax fraude bi chaque année 20 milliards ba 20 milliards ak juróom lay coûter Senelec moom lay coûter Sénégalais yi moo tax nu ne léegi ku ci dénoncé nit bu nu jàpp ko daan la neexal loolu jaadu na loolu du boole loolu du yàq au contraire yàlla bëgg na ko ngor bëgg na ko te da ngay dimbali sa réew ku gis kenn ku nekk di jëfandikoo courant ci noo ko warul jëfandikoo na nga ko boole soo ko boolee kooku neexal nañ ko 20 millions parce que yoon mayu nu joxe lu ëpp 25 millions te pour ci wàllu Senelec moom nekkatuñu ci jamono bi nga xam ni koor gi day jot ñuy jaaxle wala korité di waaj ñëw tailleur yi di jaaxle wala tabaski di ñëw tey loolu. kaddu yi nag mi ngi ko yëkkati ci bi ñuy fësal rek benn programme bu nekk Senelec loole nag mi ngi aju daal ci dajale koppar muy bàyyi ko nag fu ne mat na 1 milliard ak juróom-ñett lépp rek ngir liggéeyu Senelec gën a yemb député non inscrit nag ñoom ñi ngi yëglu ci système de parrainage yi joxante nañu sax loxo ndax nee ñu nag Macky Sall daal daf leen a bëgg a faagaagal te loole nag duñu ko seetaan benn yoon Aïda Mbodj ak ñamu doon mu àndal doon janook taskatu xabaar yi di sàkku nag ci kilifa diine yi ñu wax ngir Macky Sall dellu gannaaw ca parrainage boobee dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. Aïda Mbodj doon ki nga xam ne nag moo yor coordination groupe non inscrit yi ci weer bi moom nag ak yeneen député yi ñu àndal bëgg nañu lii di loi sur le parrainage du jàll benn yoon ca assemblée tax kon ba ñuy woo ñëpp rawatina kilifa diine yi ñu taxaw ci. wax naa ñi ma war a waxal te maa ngi kon ne di wax parce que sëriñ si dama tam am habitude di leen wax bu ngeen artuwul di ngeen arte donc nañu wax parce que fii mu nekk situation bi grave na dëkk baa ngi coincé ku nekk nga crampé ci ay position te président bi li mu bëgg duñ ko may li mu bëgg mooy taxawaayam ak fonction yu mu occupé tax muy wëlbati constitution bi ci ñu ko nekke alors que moom moo ne woon verrouillé na ko yaakaar nañ ni dina jur dara bu jurul dara itam ñun fi ñu taxaw ñu ngi fi taxaw moo di am na majorité boo xam ne moo ñu tiim assemblée mais majorité boobu dama bëgg mu xam ni peuple bee ko ëpp doole. alxames bi ñu amal conférence des présidents altine incha allah commission technique war a daje sëgg ci balaa alxames nga xam ni plénière bi dinañu ko amal. war a sëgg kon ci disposition yi nga xam ne nii mooy modifier constitution bi. parce que dafa am disposition boo xam ne mënuñu ko xaaj lépp loo xam ne dafa jëm ci anam yi nga xam ne moom la ñuy fa la njiiti réew dañ ne woon kenn dootu ko laal bi ñu defee constitution wu 20 mars 2016 ba nëgë ne or loo xam ne dañ naan boo ko joxewul doo mën a nekk président de la république day daal di bokk ci anam yi nga xam ne moom la ñuy faree njiiti réew te loolu dañ ne woon duñ ko laal kon bu toogee tey ba soxla koo laal yaakaar ne dafa war a daf ko war a profité ñu duñ ko may leneen li ci ki ko jiite nekkul président parti kese dafa ko nekkul président de la république rek dafa nekk président parti donc day sëgg jàkkaarloog ñun kon wóolu wuñu ko pour di ko jox suñuy signature mu di ko sàkkal pexe bu ëllëgee ki si biir mu ñuy dàq boo xam ne du am recours naan bokkoo te loolu bu ñu xasee ba dem conseil constitutionnel kooku moo féete kaw ñëpp recours bi dootul baax. groupe bu député des non inscrits ànd kon ak groupe liberté et démocratie di waas kan wi ca place Soweto bis ka nga xam ni kon dinañu voter projet de loi googee jëm ci parrainage. lu soxal projet de loi boobee Mame Biram Diouf ku jég politique gi nag taxaw na ngir làbbali la wax la xewoon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bu ñu yeggee nag ci projet boobee war a jàll ci assemblée nationale Aminata Touré nag ne lu ni mel xer waru ko xalaat ndax gis ñu sax lan moo fi jar lu ni mel moom responsable APR boobee nag ne ku mu neex mën ngaa manifester loolee kenn du ko tere ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba.
ñun lii la ñuy def mooy expliquer Sénégalais yi loolu laa wax ne waa opposition moom opposé la yàlla natoo da nga koy def ci anam yi nga xam ne moom la ko loi bi digtale bu ko defee du am benn yàqu-yàqu ñu continuer sunu parcours démocratique noonu rek laa ko gisee gisuma ci benn problème lii ñuy wote moom wat boo xam ne pour man ngëneel la ci ni ñuy organiser élection parce que élection da nga koy organiser waaye boo demee ba élection yi candidat yeeg ñiy wote ñooy yem mais bu boobaa élection dootul am. kon mën nañu ñu taxaw ci assemblée nationale. non ni ma ko xam nga wax naa ne ni ñu ko dictale ni ko loi et règlement dictale kooku ministère de l'intérieur moo koy gérer. waaw suma xalaat mooy opposition moom. voilà ñu xaw ma nag fu ñuy manifester woo mais fi ñu leen wax ne foofu la ñu war a defee seen manifestation ñu defee ko fa parce que opposition aussi jàpp naa ne démocratie moo leen intéressé. bëgguñu projet de loi bi am na lu ci laxasu candidat rek moo ci amoon justement ci. ñu yokk ci électeur waaw est-ce que xam nga ne bu fekkee ne da ngaa bëgg a nekk conseiller municipal dañ lay laaj nga doon électeur est-ce que xam nga ne boo bëggee nekk député dañ lay laaj nga doon électeur waaw boo bëggee nekk président de la république it duñ la laaj nga doon électeur. Karim Wade kenn visé wu ko ci. non xam nga nag àddina moom. waaw mais opposition moom argument am rek lay am rek au contraire dañu boole. lu jëm ba tey ci parrainage bi APR wàcc ci mbedd mi ngir xamal rek askanu Sénégal solo si nekk kon ci système de parrainage boobee ndax bu ñu ko dee xool dëgg sax la nekk ca biir ñoom dañu ko umpale Aminata Touré nag moom moo ko xamle mu teg ci nag ne secrétariat exécutif bu APR sax moom ci loolee nag lay dox Alassane Ba Thierno Laurent Mendy. bu ñu sukkandikoo ci kilifa gi bokk ci APR faaw lépp leer ci boppu sénégalais yi jàpp ne système de parrainage bu ñu bëgg a wote ca assemblée nationale jur na coow te mu ngi wëy itam di jur coow. président de la république wala député wala conseiller municipal dafa di lu am solo ndax yow da ngay représenter askan wi kon nag war nañ la laaj yow askan wi ndagam est-ce que xam nañ la est-ce que wóolu nañ la balaa ngay ñëw mën a doon candidat loolu mooy parrainage bi. am na ci ay personnalités yoo xam ne li ñu mën a am ci élection bëri na parti yoo xam ne mënuñ ko am pourtant ñoom dañ leen doon laaj dem leen ngeen wuti signature. ab dispositif bu cohérent ngir mën a gérer yenn événement majeur yi moom le secrétariat exécutif national taxawal waa APR fas yéene oote ngir ab mobilisation bu yaa ñu bëgg itam lépp leer ci bokk sénégalais yi Aminata Touré war a jiite pôle bu jëm ci wàllu mobilisation ak parrainage. comme war nañoo dem ci région yu bëri waxtaan ak ñoom expliquer leen li nga xam ne mooy projet de loi bi assemblée nationale gaa dina ci discuter waaye ñu expliquer leen ñu xam li ci ne ndax opposition li muy wax ak li am ute na ñoom nag seen liggéey la ñu def ndax opposition moom opposition la tudd rek loolu la ko yàlla nattoo. bu ñu sukkandikoo ki fi nekkoon jëwriñ ji njëkk ci gouvernement bi nekk itam envoyé spécial bu njiit réew mi. projet de loi bu jëm ci système de parrainage bi dafay gën a ñoŋal sunu démocratie. bu fekkoon rek dañu copier li nga xam ne moom la France di laaj pour nga doon candidat kon opposition ñi ciy mën a doon candidat du ñu bari ndax booy seet boo xoolee mairie yi li ci ëpp ay APR ñoo ko yor wala Benno Bokk Yaakaar kon ñoom bu boobaa signature sax pour ñu am ko day metti bu ko defee ñu ne na ku ne rek dem ci Sénégalais yi. loolu mooy li doon parrainage leneen amu ci parce que démocratie aussi foog nga organiser ko. APR fas yéenewul benn yoon bàyyi terrain bi ak kujje politique gi mu mel ni kon ñoom ñi le avertissement la jëmale ko ci ñoom parti bi nekk ci pouvoir fas yéene wàcc ci terrain bi ginnaaw rek fukki weer képp moo des ngir ñu amal jongantepp palu njiit réew mi. ñu yegg ba mairie bu Mermoz Sacré-Cœur jegeñaale yi kii di Barthélémy Dias nag ña nga fa doon woote ab ndaje foofee dañu fay fekk ji Abi Faye mi ngi ci bu mu jokkoo bi Abi Faye nuyu naa la. Fatou Kiné maa ngi lay fay. ni ma ko waxee jegeñaale Barthélémy Dias ñoom ñoo amal foofee ab ndaje nga teewal fa télévision Futurs Médias lan lañ fa mën a tënk fi mu ne. liñ fa mën a tënk jamono ji jàppal ne ñu ngi nii ak jàmmaarloog ñi di waaye takk der yi Fatou Kiné ndax gannaaw ba nga xamante ne daje gi jeex na rek la waaye takk der yi door ak lii di grenade lacrymogène yi jamono ji nii it jàppal ne maa ngi jàkkaarloog ki di président Malick Gakou jàkkaarloo ko way takk der yi loolee yëpp la ko gën di sabab bokk na ci ka nga xam ne moom moo di Jean Paul Dias di bàyyi ci Barthélémy Dias moom moo ñaax askan wi ne leen kaddu ya nga xam ne doomam yëkkati woon na ko ba ñu jàpp ko moom it kaddu yooyee lay waxaat
ba mu ko waxaatee woo askan wi ne leen jàpp leen ko te it ñaax ki nga xam ne mooy njiitum réew mi Macky Sall te it mu jëflante la nga xamante ne waroon na woon ak moom Malick Gakou jamono ji mi ngi yëg ci oto bi waaye takk der yi waxuñu dara ñoom ñi ngi jéem a gérer lii di sécurité fii gannaaw ba nga xamante ne te lacrymogène yi jàll na tas nañ mbooloo ba nga xam ne nekkoon nañ fii ci biir mairie bi ñi ci bëri nag tëju nañ ci biir salle bi waaye jàppale Malick Gakou ak Mamadou Lamine Massaly Idrissa Diallo ñoom ñoo ñëwee ñëpp ku ci nekk yëkkati nga sa kaddu te la ñu fas yéene def rek moo di marche niki altine gi boo xamante ni dañu ko mujjee jeexal ci àllarba gi ñett fan la ñu woote ne ñoom loolu seen àq la te it seen ki yelleef la ngir rek réew mi gën a mën a dal ñoom ci noonu la ñu ko gisee ne dinañ ko def incha allah ñu may leen ko ñu ñàkk leen ko may ñoom ñooñu dinañ wàcc fa nga xam ne moo di ci mbedd bi doxu ñaxtu ngir Barthélémy Dias ma nga xamante ni jàpp nañ ko ngir ñu mën ko bàyyi teg ci dool yi tamit nee nañ Barthélémy Dias kàddu yu mu wax ñoom ñooñu ñëpp noppi nañ te it moom la ñuy waxat ku leen bëgg a jàpp tamit nañu ko jàpp parce que ne loolu lañ fi mën a jàppandi jamono ji. jaajëfal ko bu baax Habib Faye tribunal fële nag tey jii rek la woon ñeenteelu bis bu àtteeb imam Aliou Ndao ak ñamu àndal waaye jàppale ni nag tey ñett ña nga doon déglu ca kanamu baar ba bokk na ci Saliou Ndiaye ñu gën ko xam ci Baye Zal Mariam Sow ak kañu naan Latir Niang ñoom ñëpp nag manko nañu weddi tuuma yi ñu teg ci seen ndodd ñu ne nag dañuy laaleeg wàllug terrorisme Aminata Mbaare Sow moo fa teewoon. bu imam Aliou Ndao ak ñeneen ñi ko jàppandoo mu ngi wéy ci palais de justice mu Ndakaaru tey ci suba nag ñetti ci prévenu la ñu déglu kii di Saliou Ndiaye ñu koy duppee Baye Zal Mariam Sow ak keneen ku ñuy woowee Latir Niang waaye daa mel ni tey kii di Latir Niang moo gën a marqué attention yi ginnaaw bi mu rappelé benn voyage boo xam ni jot na ko def fële ci Nigéria te moom jàpp na ni voyage boobule bi muy dem xamul woon ne Nigéria lay dem waaye kii di sëriñam di Aboubacry Gueye moo ko digal ñu daal di ànd foofule. moom Latir Niang daal di xamle ni bi mu demee foofule ginnaaw bi ñu defee escale ci Niger def ay fan ci noonu la ñu daal di jàll dem Nigéria waaye moom nee na xamul woon ne foofee ci Nigéria ci camp Boko Haram la ñu dal ci mujjantal ga ginnaaw bi mu gisee li xew foofule moom mu ne mu daal di waxtaan ak sëriñam kii di Aboubacry Gueye ngir mu ñibbi ci Sénégal ci noonu nag la daal di fexe ba mu ñëw fii ci Sénégal waaye ci question réponse yi doxoon digganteem ak juge bi ak tamit procureur moom Latir Niang nee na dem na foofee ci Nigéria ci camp Boko Haram waaye mësul dugal benn yoon loxoom ci ay xeex ci li ni mel ñu fàttali tamit nee na foofee ci Nigéria ba mu fa demee dugg na ci ay kër yoo xam ni won nañ ko fa ay néeg yu fees dell ak xaalis ñu newoon ko bu toogee foofulee dañ ko jox xaalis bu bëree bàyyi tamit dañ ko takkal foofu ay soxna ci fàttali ba léegi moom Latir Niang nee na ginnaaw bi mu ñibbisee fii ci Sénégal jot na waat gisewaat ak sëriñam boobu di Aboubacry Gueye kookee sax daal dina koy jox xaalis bu takku bu ëpp 2 millions ci suñu koppar waaye nee na xaalis boobule sëriñam daf ko jàppale woon ngir mu mën a wéyal liggéeyam bi jëm ci wàllu mbay ak njaay. keneen ki ñu déglu tey ci suba di Serigne Saliou Ndiaye ñu gën ko xamee ci Baye Zal moom nee na amoon na mbëbët ngir dem fële ci Afghanistan jàppale ji askan wi nga xam ne ñu ngi leen di nootal waaye ca mujjantal ga jotut a dem mu tàntewaat beneen voyage ngir dem ci Syrie ci voyage boobu nag ki ñuy woowee Abou Dhabi ñu gën koy dem foofee ci Syrie ci noone la bàyyee voyage boobu le mu toog fii ci Sénégal. keneen ki ñu dégluwaat tey ji ci suba di Marème Sow soxna soosu nag ñu ngi ko jàppee ca Géejawaay moom nag nee nañu dañoo fekk ci këram xaalis bu takku moom nee na naam xaalis boobulee moo ko téyoon waaye ki ñu woowee Kumba Ñaa di ñaareelu kii di Aboubacry Joxaane moo ko joxoon ne soxna si moom nee na xamul woon benn yoon xaalis boobulee lu ko taxoon a jóg dañ ko joxe rek mu daal di koy denc nee na tamit lépp luñ koy tuumaal lu jëm ci wàllu terrorisme wala blanchiment d'argent wala financement lu jëm ci terrorisme loolee dugal ci benn yoon ci loxoom donc fi mu toll ni audience bi tey daal dinañ koy dakkal dimanche lay reprendre. ndongo yi féete ca école supérieure polytechnique bu Ndakaaru ña ngay def nag lu am solo ci wàllug fent ndax am na sax benn daamar boo xamante ne fent nañu ko loolee nag ñu ne naaj ba moo koy dawal ak beneen xeetu machine boo xamante ne nii lu am solo la jëriñ ji dénk njàng mu kawe mi nag di professeur Mary Teuw Niane ma nga woon foofee di rafetlu bu baax a baax liggéey ba nga xamante ne ndongo yi ña ngi koy def bu weesu lool ma ngay sàkku nag ci yeneen étudiants yi ñu roy nag ca ñooñee nekk ca daara jooje ñu teewlu ko Mary Teuw Niane ci micro Cheikh Tidiane Dione Modou Mbaye. école bi nag tamit dafa tàmbali indi ay yu bees yoo xam ni fent yu bees fent bi nga xam ne jamono ji moom defe naa ni
àdduna si yëpp teg nañu ci seen bët mooy oto bi nga xam ni moom day jël énergie di ko yóbbu foo bëgg ngir ñu jëfandikoo ko oto boobu dafa am solo ndax naaj bi moo koy dawal énergie bi muy yóbbu tamit naaj bi moo koy joxe liggéey nañu tamit ci machine boo xam ni day jël xorom bi yokk ci suñu yaay yi suñu mag yi te ñu nekk ci man suñu waxee machine bu mel nii rek sama xel gànjool lay jëm ak tamit jigéen yi nekk suñu jigéenu séeréer yi nekk siin ak yu mel noonu. mu nekkoon jëruñ di dénk njàng mu kawe mi mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax Cheikh Tidiane Diaw mi ngi wàcc ngir ñëw faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.